Iba Kane TV tey nag dama leen andil client bu rëy client bi moom yaakaar naa kanam gi miin ngeen ko mais ngeen gis jëmm ji kii mooy Pape Ndiaye mais ñu koy dakkantele Pape Ndiaye bul faale Pape Ndiaye coach Tyson ñu gëj ko gis lool si arène bi moo tax tey ñu seet si ko Pape Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Iba maa ngi lay fay. maa ngi di fay di wax salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu le monde sportif di nuyu jaamu yàlla yëpp. xam nga di julli ci yonent bi sant yàlla bu baax tamit. sant suñu ñaari waajur. di wax ne nuyu nañ Sénégal gi yëpp. mais Pape da ngaa bàyyi làmb ji wala gisatuñ la fenn. waaw non bàyyi làmb ji peut-être ci benn côté. waaw mooy ne peut-être je ne suis plus actif ci làmb parce que. depuis que écurie Boul Falé éclaté wu. peut-être maa ngi ci sama peut-être maintien rek comme fi ma fekk fii salle bi nga xam ne. waaw. même bi may nekk ci en activité dans la lutte. salle bi moo mës a nekk suma salle dirigée par Yaat. di nit ku baax nit ku am couleur depuis lors boobu ba léegi. anytime bu ma amul benn teq rek maa ngi ci salle bi Bantamba. waaw nga ne Boul Falé éclaté c'est-à-dire Boul Falé dafa éclaté. waaw dafa éclaté depuis yaa ma ko gën a xam Iba. Non yéen coow gi. éclaté dafa tas c'est-à-dire. non waaw dafa tasul dafa def tasar. Boul Falé dafa tasar. tas lu ñu mën a dajale la. mais tasar la mooy fu nekk morso dem fa. waaw ñan ñooy ay mbëru Boul Falé fi mu nekk nii limal ma leen. xam naa si Valdo de. ak kan. Gambien nekkatu si yéen wala moom. non man kay yow laay laaj Iba. xamoon naa Gambien de. Iba ak kan. jeex na de ñaar Iba écurie Boul Falé ça n'existe plus que de nom. écurie Boul Falé yaa ma ko gën a xam. il n'existe que de nom. que de nom. loolu yàgg na. yaa ma ko gën a xam Iba. yow yaa ma gën a informé parce que yow journaliste nga. te yow bokk nga ci journaliste yi nga xam ne. waaw tey ñi gën a xam làmb. waaw yow tey ancien nga xam nga lu xew rek. xam naa mais léegi yow nga ne Boul Falé tas na. waaw loolu lan la lay def. waaw Iba xam nga bu ma dafa am loo njëkk a wax. waaw. mooy ne kanam gi miin ngeen ko. waaw. mooy kon ku ñu gëj a gis la. waaw. te pourtant maa ngi fi te ku ma xam. ci sport nga ma xamee. ñu bokk ci écurie yi nga xam ne ñun ñoo révolutionné avec en toute modestie. waaw ñun ñoo révolutionné la lutte sénégalaise. dëgg la en toute modestie. voilà def nañ ci sunu loxo ba tax tey ndaw yi. am na si ñu mujjee ñëw sax xamuñu. lan moo war a làmb demee nii fekk na ay nit ñoo dajee. am beneen gis-gis làmb am beneen vision. pour ñëw suqali làmb ndax ñun bi ñuy ñëw ci làmb. làmb nekkul woon fii nga xam ne tey fa la ko xale yi fekk tey. dëgg la loolu def nañu fierté waaye. écurie Boul Falé mën naa ne moom mooy sunu dund ci làmb. waaw parce que mooy écurie ñun bi nga xam ne. ñun moo ñu nàmpal ci làmb parce que mooy écurie bi nga xam ne dañ ko créé. ñu am benn xam nga bëgg-bëgg ci làmb dem ba yàlla dimbali ñu ci nag. ñu egg ci foo xam ne benn écurie mosu ci egg. mooy wala écurie fa àgg bariwul. mu doon écurie bi mos am ñaari roi des arènes. defe naa loolu amul ci Sénégal. voilà loolu kon sant yàlla la mais di am métit. xam nga di nangu tamit dogalu yàlla. parce que xëy na yàlla tuddoon ne foofu la waaye ni mu jeexee ñaaw na. baaxul yàq moom li gën a yàq sama xol ci làmb loolu bokk na ci. nan la jeexee. waaw parce que jeex bu ñaaw. c'est-à-dire. waaw jeex bu ñàkk kóllëre jeex boo xam ne. xam nga tey man mënoon naa comprendre tey. luy ànd bu nekk. buy am bu nekk dana mos a jeex. waaw tàggoo du neex mais na rafet. nit day dund ba ci digg bi li ñuy wax ne booy bëggal ku la neex mais ba si ngi ñëw ngeen tàggoo. mais na tàggoo rafet. mais Boul Falé dafa jeexee noo xam ne. ba léegi boo seetloo bi mu jeexee ba léegi man mosuma cee wax. waaw c'est la première fois. c'est la première fois ça fait Balla Gaye après Balla Gaye Tyson la woon. 2011 mooy ci coowu Eumeu Sène ak Tyson. waaw 2011 la woon. 31 juillet 2011. ñaata at la woon ba léegi. tey la am fukki at ak benn. man mosuma ci wax. parce que loolu xam nga noppi wax la. waaw ndax dama jugé wul nécessaire di ci expliquer. ndax nit ñi ñoo gën a gis les faits. xam nga mais ànd bu demee ba jeexee nu ñaaw. xam nga kuy gor am na détails yoo xam ne nii jaru ko man je rentre pas dans les détails. mais ànd buy jeex daal na jeexee nu rafet. waaw parce que alal. waaw parce que problème bi dëgg c'est au cœur de l'argent. xaalis moo yàq Boul Falé. xaalis moo yàq Boul Falé. moo ko yàq. xam nga te mënoon na jeex. buy jeex mu jeex ci bu rafet mais mënoo comprendre écurie boo xam ne. bokk na ci écurie yi les plus titrés. waaw. bokk ci écurie yi nga xam ne
maanaam ñoo révolutionné la lutte sénégalaise. waaw xam nga. par son leader. par les encadreurs. waaw un peu de tout ba tey mën naa ne. écurie yu bëri bopp. ci ñun la ñu roy tey. pour defar seen ossature de la lutte. même leurs dirigeants. léegi xaalis nan la ko tasee c'est-à-dire. non coow li mi ngi jógee ci diggante Eumeu Sène Tyson loolu fi la fekk. waaw. loolu comprendre que loolu peut-être que yow mi nga xam ne bind nga ci bataay. waaw xam nga li ma la wax. mais dëgg fond ba. nekkul lu ñuy wax ci média. mais xaalis la. xaalis moo tax voilà mais li ci gën a grave mooy. waaw relation yi mu yàq. ay relation de plus de 20 ans. waaw. ay poñet maanaam ay wéccit. nga xam ne bu doon ay milliards sax fi nga koy baax. waaw mën la yàqal sa diggante ak ay nit. parce que li ma metti mooy. bon j'arrive toujours à garder des relations avec quelques-uns. mais bu ma la waxee ne relation bi bu doon sur 100 personnes ngeen nekkoon. waaw mën naa ne boo ci amee relation. ak ay nit juróomi nit la. waaw loolu rafetul. donc tu vois que maanaam man am naa ci mbetteel. waaw ci boo xam ne bu lii amuloon man du ma gëm ne ay nit. mën nañu ànd lu dem ci ñaar fukki at. di réyante di tàppante di ànd di réerandoo di añandoo. mais xëy bés mel ni kenn xamul sa morom. kon dafa bëri woon tricherie ndekete. dama ci jàng ci àddina lu bëri nag. ndekete yenn saa yi am na nit ñoo am dañuy am double visage. ndeysaan kanam bi ñuy wonee. waaw ndekete pour naxaate la pour jariñu ñoom. pour génn maanaam ñoom ci situation bi. bu ñu demee ba egg fenn fi beneen kanam bi ñu génne ko. léegi kuy gor da ngay toog sa rox. yow bi mu tasee jéem nga recoller les morceaux. non jéem naa recoller les morceaux bien sûr. man def naa ci li ma ci mën. waaw xam nga. mais mooy li ma la wax rek dafa am loo xam ne. quand il pleut il faut pas faire le ménage. voilà buy taw doo fa weer. loolu yàq sa temps la. parce que nit mooy li ma la wax. xam nga y a des choses yoo xam ne c'est planifié. je dis bien planifié. ndekete dafa am ñoom dañ taxoon rek pour détruire écrit bi. et commençant par ñi nekk ci kaw. après la comprendre que ne. ndekete coow li. waaw li ci ëpp ay naxaate kese la woon. voilà. ñan ñoo doon naxee Tyson moo doon naxee. le président. non Pape Ndiaye Atala lan la. non ñan ñoo doon naxee. je cite pas de nom. mais ñi may waxal xam nañ seen bopp. mooy ñi nga xam ne mooy kaay jàppale ma wala kaay leen jàppale ma. waaw. nga dem ba am li nga soxla. nga ne man ndekete yéen dañ wërku leen. fekk nit ñee la gën a war xool yee bokkul. ndax yaa ngi jàpp loo xam ne yaakaar nga ne lii. maanaam mooy dund. dëgg la fekk am na ñoo xam ne seen xol yi li koy dundal yàlla kese la. dëgg la kooku ay milliards. dérangé wu ko. waaw que mu am wala mu ñàkk dérangé donte nag nit ku nekk bëgg nga. poñeetu àdduna parce que yàlla ñu fi sàkk. jox ñu wërsëg comme ni ko sunu sëriñ bi Cheikh Ibrahima Niass di waxee. waaw mais ñoo ngi ñaan mu yem sunu loxo yi. ñun loolu la ñuy dund. mais bul faale bu fekkoon ne dëgg ñëpp même chose la ñuy dund du éclaté woon ni en 1000 morceaux. kon dafa éclaté en 1000 morceaux nii. non 10 000 morceaux boo buggee. parce que bu ma la waxee ne kenn nekkatul en contact ak morom ma. man boog ba mu des xanaa ay juróomi nit. mais bul faale ana Coly Faye dem. Jordan dem. Eumeu Sène dem. Gambien xaw ma fu mu nekk. non mënoo lim ñëpp. mënuma lim ñëpp bul faale c'était une grande écurie mënoo lim grande ñëpp écurie waaw. voilà loolu moo lay won ne la. am na lu dëgguwul. am na lu dëgguwul mooy li ma la wax rek. junj doy na borom xel. mais bu ma la waxee ne la. man. waaw en toute modestie nag. man jaamu yàlla bu xeebu bii. waaw. commençant ba ci mbër mu mag bi. waaw. ba ci ka gën a tuuti. waaw wala le président de l'écurie. waaw ba ci membre ba gën a ndaw. man amul ku may taseel di sëgg man. Pape Ndiaye maa def nii en toute modestie. mosuma wor nit. mosuma yàq nit. mosuma nekk ci dara lu yàqu. kon tu es blanc comme neige. par rapport man sama bopp laa mën a juger. moo tax ma ne yow tu es blanc comme neige. te ku ko weddi nga wax ma loo xam ne man def naa ko ci pour écurie bi tas wala loo xam ne def naa ko pour yàq amul. loolu amul. amul voilà sa bopp laa mën a juger nag. waaw ñett la ca des na ku ci ne xam nga sa bopp. et le leader Tyson dans tout ça est-ce que jëm na rassembler pour loolu bañ a am. tas boobu war a am. Iba waaw. du ma tudd turam. mais man maa tudd turam man ne et le leader Tyson dama ne. waaw moom. waaw moom ngay dem nga laaj ko. bu desee ci man doo xam ci moom dara parce que maa ngi moom seqatuñ ko
non na loolu mu mënul jeexee nekk dafa ñaaw na mu ko jeexalee dafa ñaaw yow sa diggante ak Tyson dafa jeex. dama ne jeexul tey jeex na ci ba mu amee problème ak Eumeu Sène te la mu jeex du ci man kese ci moom la jógee man je défends pas les autres mais dama lay wax ne la man je rentre pas dans les détails waaw li may wax nii moom mi ngi may gis maa ngi koy gis mi ngi may dégg waaw. j'ai essayé de recoller les morceaux moom moo tànn mettre terme à notre relation depuis moo tax amatuma du ma tudd turam parce que aw maa ngi moom relation maa ngi moom seexatuñu dara du téléphone du dara c'est Non. comme si on s'est jamais connu c'est la triste réalité Yow bu may Tyson- wax loolu man waxuma moom waxuma turam moom non non Tyson laa wax parce que xam nga lu tax ma posé loolu. waaw. mais ku gis Pape Ndiaye gis Tyson. butel boobu nga ko doon sotti 2011 bi ko Balla Gaye 2 daanee ba léegi c'est fresh nga koy fompal kanam bi. waaw dama ne loolu moo tax loolu moo tax ma ne. waaw yow Tyson loolu nan la mun a jeex. Iba Sénégal yëgu ko. Iba dama ne waaw. loolu moo ci mujj bu ma neexoon ah génn naa ci rajo yi waaw wala journaux yi ah amul ku ma woowul pour wax depuis lors waaw. man awma parce que dama ne awma ci détail luy wax moom moo koy wax te nag du yàgg ba waaw ma génneel ko loo xam ne nit ñi dañ koy jépp waaw. déedéet bu ma ko xamoon ci moom it du ma ko wax waaw parce que ki nga xes ne kii sama nit la waaw même bu amee jikko bu safaan waaw xëy na am na loo boo ko waxee sax yow mujj mën nañ laa sikkal waaw. mais moom xam na man xam naa waxuma pour ñeneen man sa bopp laay wax mais na mu ko jeexalee dafa ñaaw kon yow da nga te jàpp loolu ne du Tyson ngor. moo jeexal seen diggante. man ak moom Ah. moom moo ko jeexal bien sûr nan la ko jeexalee. mais toog téye boppam génne ma ci léppam man tamit ma génne ko ci sama lépp xuloo ma nag Iba mais dama bëgg mu leer parce que bëri na ñu ma ciy laaj depuis waaw da ngaa gisati fenn Tyson gis ma fa déedéet. wala nga gis benn mbëru bul faale nga gis ma fa wala muy Eumeu Sène wala ñoom ñëpp ñoo yem ah xam nga li ma la wax waaw. waaye ba bu doon dañoo indiwaat démb moom da koy faral di wax nit du xool fi mu egsi day xool fa mu tàmbale moom dafa fàtte loolu fan nga tàmbaleeg moom. non loolu moom loolu seen kanam la mais am na ñoo xam xam nga day ne ne. je suis parti de rien du tout waaw pour arriver au sommet waaw. ñun ñoo départandoo fekk dara xewul li may wax nii moom ñëpp a ko seede commençant par sa famille et tout fan nga jëlee Tyson. non fan la ñu àndee rek mooy fu dara nekkul rek ba egsi fi ñu egsi waaw donc moo tax daal bu ma sañoon waaw Pape Ndiaye Tyson waaw. noonu sax man débat bi neexu ma parce que bëggoon naa aha nga dem ba eggal xam naa doo ko mën a ñàkk a tudd waaw. ndax ci la ñu xamante sport bu doon loo xam ne tey histoire du ko fàtte yàlla na yéex bu ñu fi jóge woon sax loolu histoire bind na ko ba pare du ko fàtte mu. mais maanaam bu dee ci li ma gënal waaw. maanaam du ma tudd turam sax di ci wax foofu laa toll ak moom te moom it foofu la toll ak man kon votre relation est morte. yàgg na depuis dafa mel ni mosuñu xamante moom moo la ko gën a xam parce que nga dégg muy def benn interview wala nangam ba tudd benn membre bul faale gisoo ko ci làmb gisoo ko ci dara moo lay won ne kon moom moo effacé ñëpp ci boppam léegi da ngay dem ci moom nga laaj ko waaw. moom lan moo tax mu comporté woon noonu pour bul faale éclaté bu doon ne intérêt ma ngi ci kon dina ko jéem a dox mais intérêt da cee nekkatul ak lu tax intérêt nekkatu ci ba mu préféré bul faale éclaté moom moo préféré bul faale éclaté. xanaa déggoo li ma xam nga danga ma ne ndax dox nga ci waaw ndax dox nga ci waaw. pour recoller les morceaux. pour recoller les morceaux ma ne la def naa ci li ma mën ba ci sama digganteeg moom moom moo toog wonee ne bëggatul ànd ak kenn mu dund dundam daan ay nit yu mu àndal pour égaler carrière am xam nga lan moo ci mujj kon yow kañ nga gëj a ànd ak Tyson si lamb 2011 wala 2015. contre Balla Gaye 2011. contre Balla Gaye lañ mujjee ànd yow tamit après mu ànd tànn ay nitam dem ak ay nitam mais terewul ñun waaw man li ma gën a metti waaw parce que mënoon naa créer écurie comme les autres waaw wala nangam dugg fi génn fii mais dafa am ay nit yu ma cher waaw yoo xam ne dañu bokkoon écurie nga jàpp ne ñii say nit lañ ngeen di dund lu nekk mais bi mbir mi xewee waaw ngay comprendre ndekete nit daal kenn xamu ko maanaam leçon de vie bi ma ci jëlee waaw dafa mujj yàq sama passion ci làmb maa ngi nag ci biir làmb ndax man je fais partie des pionniers au passage de l'association des entraîneurs waaw du Sénégal muy ANELS waaw
may saluer notre président Mbaye Diallo ak sama rakk ju baax rakk ju ma fonk bu ma bëgg muy Aliou Ba même waaw nga xam ne ndeysaan xam nga yéene naa ko sax mu nekk vraiment kii CNG wala le président de la fédération tellement que day def le tout pour Pikine yëpp ànd dëgg la waaw maa ngi nuyu sama rakk jooju sama rakk bu baax jooju Aliou Ba ñoom grand ba dafay grand yu baax yooyu xam nga donc ñooñu maa ngi nekk ci côté boobu di yëngu mais yoruma écurie yoruma benn mbir parce que man maa préféré rek jël sama distance mais joo tamit ni ñu la gis si Eumeu Sène lan la Eumeu Sène sa relation Eumeu Sène dafa jeex tamit waaw mais comme magam rek non mënuma gëm loolu sa relation non dama lay laaj sa relation Eumeu Sène dafa jeex wala jeexul moom moo pire dégg ko non nga ne sa relation Eumeu Sène moo gën a pire yëpp a ko tane moom moo pire c'est-à-dire non sequma ak moom dara Eumeu Sène laay wax de téléphone waaw Eumeu Sène laa la wax du téléphone waaw du seetante waaw au contraire maa doon jékki-jékki sax moom mu bu amee defet ma dem defal ko et tout parce que mosuma am animosité ci ñoom waaw mais gis naa ne daal nekkul nit koo xam ne nit ko am coloré la amul tax coloré sax maa moom dara dafa mel ni moo si ñoo xamante moom magama yem du kenn ci ñoom ñaar koo xam ne tey mën na la wax ne yëkkati naa sama téléphone ma yëg woo naa coach ne ko coach gëj naa la gis loolu pour lan Iba addina bu jeex bi pour lan non yow ko Eumeu Sène laa wax de Eumeu Sène sa booy waaye ndegem magam moo mën a jël boobu comportement wax malaak Eumeu Sène dafa dabe ci mais Pape Ndiaye est-ce que kon du yaay problème bi Tyson bàyyi la Eumeu Sène bàyyi la waaw mën na nekk man maay problème bi mais bu dee man maay problème bi ñoom nañ ko déterminer Iba damay défier kii kong waaw muy magam muy Eumeu Sène waaw wala écurie Bour Falé ku mën a démontrer ne coach Paco waaw lii la def ba écurie bi kii wala lii la ma def ba ma bàyyi ko xam nga boobu léegi maa ngi noppi parce que intéressé wu ma ndax ñoom ñaar intéressé tuñu ma moo tax seeni mbir ma tegal leen ko fële man du ma détruire kenn mais ana sa copain Ata waaw kooku moom sama gaayan la waaw kooku suma gaayan la kooku ñoo ngi déggante macha allah def naa ne bokk na ci ñi nga xam ne tey ñooñu ci ñoom laay xool Bour Falé bokk des personnes yoo xam ne sincères et intègres ana tracteur yi ak yooyu oh non débat boobu moom du ma ci dugg mais xam nga boo bëggee xam loolu fu mu mujj procès bi fan la mujjoon est-ce que yow xam nga ko boo ma rafraîchir mémoire bi dinaa jël de non déedéet procès boobu ngay wax waaw ba tudd tracteur waaw kan lañ condamné ci procès ba xam nga coow li dafa jóg ku nekk di wax waaw acteur bu nekk di wax waaw mais affaire bi mi ngi woon tribunal ñuy def jugement mais ki ñu condamné li tax après yéen surtout les journalistes sportifs waaw ñëwul leen dellu si ci nit ñi ngeen ne ndekete coowu Ata Eumeu Sène waaw ndekete diw la ñu condamné kon am na ci ku dul woon wax dëgg kan la ñu condamné xaw ma ko de Iba na nga ko lijjanti nga indil ko gars yi dégg nga na nga ko lijjanti nga xam kan la ñu condamné ci coow li coow tracteur yooyu waaw non dafa amoon jugement non waaw affaire baa ngoon tribunal waaw ñun ñi dañu doon woo waaw mais xanaa atte boo gis am na fu muy mujj Iba lijjantil gars yi kan la ñu condamné ci procès boobu nga ñëw indil ko gars yi parce que coow li dafa am condamnation am journaliste yëpp noppi dinaa ko tegal gars yi na nga ko lijjanti nga indil ko gars yi ne ndekete coowu Ata ak Eumeu Sène ak Bour Falé parce que c'était le problème de l'écurie Bour Falé ak Eumeu Sène ba fi mu mujjee Ata était le secrétaire général léegi da ngay dem lijjantil kan la ñu condamné et puis li tax après gars yi le monde sportif waxuñ ci la ñuy xam dëgg gi écurie Bour Falé li ko éclaté dëgg-dëgg lan la y a des non-dits dinaa ko lijjanti waaw na nga ko lijjanti dinaa gisante ak Ata ku kenn musul am waa lijjantil Ata wala yaa xam képp ku nekk ci écurie bi tu sauras au fond lan moo éclaté écurie bi ak lan moo waral comportement yi mais qualifié ak kii yaa ngi déggante ak ñoom ak Boy Jordan xam naa Iba xam naa fi nga nar a nekk déggoo dama ne la Bour Falé non mais ñi may wax nii say booy lañu laala ne qualifié ak Jordan yaa ngi déggante ak ñoom déggul ma expliqué la dama lay pour nga bañ a lim commençant ci leader ba Tyson ba ci suuf Eumeu Sène amul kenn koo xam ne dina yëkkati numéro am
wala mu yëkkati sama numéro bu dee yor na ko. ne ma coach salaamaaleykum. mais coach est-ce que doon yooyu yaay pour le fond du problème. waaw mën na ne mais da nga koy lijjanti xam nga mbir moo gis. dafa am traçabilité. Coly Faye dañu am benn groupe bul faale boo xam ne. y a des gens yoo xam ne xam nga tase na ci Coly Faye ñu ngi ci. waaw peut-être ci foofu la ñuy déggante. amul benn animosité suñu diggante. mais du relation. comme li ñu amoon ci làmb amatul. peut-être moom kese laa ci dégg sax. waaw te bu ma ko déggee mooy dañoo tasee ci biir groupe bi. te gëj naa ko dégg pour wax dëgg rek. mais sa coach adjoint El Hadj Fall. waaw moom xanaa yéen a ngi déggante. non mosul nekk sama coach adjoint de. ah moom sa lan la woon. non non qu'est-ce qu'il était. El Hadj Fall bi ñuy nekk bul faale. c'était xam nga moom c'est lui qui était le président. waaw. fans club bu Seras. Seras men waaw. après mu bokk ci commission culturelle. yor fans yi. waaw. après man m'a jugé nécessaire. pour mu ñëw di ma jëlal la présence ou l'absence des lutteurs. ma boole ko ci la commission. sportive. ci loolu la nekkoon. ca bul faale. waaw. donc le coach adjoint. ndeysaan bu fekkee ne yàlla na ko yàlla yërëm moo doon Bil men yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla xare àjjana. après y avait le préparateur physique. muy Jigo. Jigo men. moom moo mujj yor Tay Shinga. je salue au passage. waaw. moom it muy nit ku baax moom it nit ku am coloré. dëgg la Jigo waaw. mais sinon El Hadj. c'était juste un membre boo xam ne maa ko copté woon mu nekk ci la commission sportive. mais mu après mu yor écurie bi. ba affaire bi écurie bi explosé loolu mënu ma ci wax parce que man loolu après. c'est pas géré après xam nga ñeneen ñi ci luñ dem wala ci luñu nekk. xam nga donc mais xam naa ne bul faale. xam nga coach adjoint c'était Bill ndeysaan Cheikh Tidiane. waaw. ak Jigo. Jigo. Voilà. mais le premier président de l'écurie Boul Falé moom yéen a ngi am de bonnes relations. mais mooy sunu président wu kii mooy sunu président wu groupe. grand Alioune ñi ngi président que je salue au passage. xam nga moom mi ngi ci biir écurie bi. moom nu mu dundee éclatement écurie Boul Falé. waaw mais xam nga comme njiit bu nekk. mi ngi mel ni tey président de la république. bu réew mi amee problème. ñëpp la seen xol dina xari mais moom mi nga xam ne moom la yàlla jëmmal. mu jiite moom dafay am lu ko métti. dëgg la. day am lu ko métti parce que jiite mbooloo mu tas. xanaa papa sax bu fasee yaay sax kër gi xol dootul neex. mais écurie bu muy tas bàyyi woon fi xaalis bu bari de parce que Boul Falé moom c'était le sommet de la sommet. xaalis la. kees bi amul woon dara ba écurie di tas. parce que écurie Boul Falé Tyson ay cachet yu explosif la doon am andi Eumeu Sène andi fii Jordan andi Coly Faye andi. waaw xanaa écurie ba kees bi bàyyi na fa dara. Iba yow interview bi xanaa spécial Boul Falé la tey. ah waaw yaa nekkoon l'ancien coach de l'écurie Boul Falé. non c'est que loolu moom. mënuma ci wax. mënoo ci wax. mais dinaa ci wax lu tuuti. waaw. bu doon ne Boul Falé dafa dépendre ci xaalis bu muy jël ci leader wala mbër wala nangam dugg fii génn bi. man de mosuma lekk par exemple benn 5000 bu jógee ci kees gi. ñëwaat ci commission technique bi. mbër bëre ba pare. mu dugal xaalis boo xam ne dañ koy séddalee nit ñi nii. déedéet. Tyson bu bëree woon par ñaata lay dugal si kees bi ñaata nga si noonu laal. moom man mosuma laa pourcentage ci moom. mais daaw na la jox. déedéet. mosoo lekk xaalis Tyson. ah bu ma commencé lekk daal. waaw. lu ma mënul waat. waaw. lu ma mënta waat. mooy ne sama oto panne ma koy àbb xaalis. 500000 mu ne ma yoruma xaalis. waaw. mais boo ñëwee xam nga ma jox la 200000 ma ne ko man dama laa nekk pour defar oto. mu ne ma non garaawul xam nga temps yi dama nu mu tudd ñu jox ma 200000. lii da laa mos a dajale ci moom ci xaalisam mais mu bëre ba pare ne ma sa part. mosul am lu ñu commencé ba ni mu bàyyi. muy moom muy Eumeu Sène nag. cachet 100 millions yi ñuy dégg Tyson mosoo si laal. waaye moom ñoom ñëpp a yem laa la man mosuma lekk xaalisu mbëru Boul Falé mosuma am pourcentage te buñ ma gisee yaakaar ne am na ñu ma daan mere sax yaakaar ne man mii. xëy na mbër lu ma jënd sax ñu yaakaar mbër yi ma ko doon ndeysaan waaye damay noppi rek. mais mbër mu mos a yëkkati xaalis. bëre ba pare jom ne ma coach maa ngi lay xaar. je te défie commençant ci kaw ba ci suuf boo gisee may wax lii. musuma cee wax. mais dama ne li gën a yàq sama xol du affaire xaalis. bu doon xaalis man bàyyi naa Boul Falé. benn mbër musuma cee jox bëre ba pare. yëkkati 10 000 francs ne ma coach am sa pourcentage ku ko ci mos def na wax.
mosul am mais ngor laa àndoon ak bëgg sport bëgg ànd ak nit rek mu réussir parce que réussite yàllaa ko yor man bu ma sañoon man dama yëngu rek di am ay millions mais ça ne veut pas dire que ne yàlla mayuma ay millions du ma ko nangul ñeneen ñi ko am dérangé wu ma sax moo taxoon mu mën a ànd ak ñoom man mbër yi ma xam ci làmb waaw mbër yi ma xam ci làmb bu dee ñoom rek ma xam ne maanaam làmb amul njariñ parce que man mbër musuma féete fenn du fenn nag xam nga donc loolu gën a tax kon 99 maanaam bu doon xaalis bi waaw maanaam man amul problème waaw donte lu war la nag waaw parce que gis nga léegi ci làmb pourcentage yi par force day génn parce que bi ñu ko commencé waaw ne léegi mbër bu nekk au moins na génne je ne sais pas 5 pour cent waaw te les 5 pour cent étaient reversés ci biir kees gi pour ñuy dimbale mbër yu ndaw yeeg écurie bi bu amee problème foofu la écurie bi njëkk a commencé yëngu mbër yu mag yi commencé ne non di dafay bëri nangam dugg di génn est-ce que génne nañ ko sax ñaari yoon ci la écurie bi explosé te fa ñu nekkoon ñun ñoo ko doon fay location la woon waaw écurie bañ nekkoon ñun ñoo ko doon fay Bul Faale ko créé yow yaa créé wala Tyson wala Bul Faale nan la création bi ñëwee Bul Faale waaw mooy ne ànd nañ ak Tyson waaw gunge ko ci mission waaw ñu dem ba ci digg bi ñu ne nañ créé écurie waaw donc naturellement moom moo doon leader bi parce que moom moo am inspiration wu créé écurie bi waaw mais il n'était pas seul n'était copte pas ne seul. nag ay nitam waaw mais c'était une association boo xam ne kii bi mi ngi fi récépissé bi yaa ngi woon ci biir donc mais bien sûr ñi nekk ci récépissé bi kay ñooy Bul Faale yow kan ñooy fa membre nekkoon fondateur yi bëri na ñoom mënu ma ko lim dont le président ata comme secrétaire général man comme directeur technique xam nga trésorier ay grand ay nit yu bëri ay kilifa ñu ngi ci woon ñoo xam ne làmb sax xamu leen parce que du ñu woon ay sportif mais ay nit yu bëggoon benn xale la di ko jàppale pour mu réussir xam nga ñoo dajaloo woon créé écurie Bul Faale mu màgg nag dem ba egg xam nga benn dayo bi daal voilà mais Tyson nu mu bàyyee làmb toog 11 ans amul defet ba bu muy bàyyi làmb 2004 ba 2015 mënul am victoire loolu jaaxalu la déedéet xam nga boo gisee dama ne xam nga am na loo xam ne tey doon nga ko mën a expliquer waaw mais moom jaraluma ay détails ci carrière am je suis désolé maanaam tudd turam sax bëggatuma ko ni mu tànnee dagg diggante bi waaw ma jokk ko mu dagg ko ma jokk ko mu dagg ko loolu laa ko seetaane bugguma wax dara ci carrière am tey bu doon def presse buggam bu ma ci dugalee ma génn ci sam bopp bu doon jubilé man ñemewuma woo ñemewuma tudd ndax dégg nga ma dégg naa moo tax bugguma di ñu may tudd sax di ko associé ak turam c'est dommage mais loolu moo am voilà mu jeexee nu ñaaw nag ñaaw lu ñaaw lu ñàkk ngor yow Tyson waaw moo tax nag tey làmb wax ma du ma ci dellusi de mais moo ci doon dellusi ci biir neneen laay dikkee parce que na ma yaakaaroon ne noonu lay doxee ndekete ñi nga doon àndal amuñu ngor waaw waaw mais yow xale yi ñu ngi lay seet Boy Niang 2 ak Ama Baldé ñaari yaakaar Pikine yooyu non mosu ñu la seet xamante wu la xanaa nii de tout parce que am na si ñoo xam ne xëy na depuis comme ku mel ni Boy Niang Aline Diop ak Cheikh waaw li nga xam ne ñooy seen i coach ñooñu vraiment ay xam nga c'est des frères waaw xam nga ñoo xam ne xamante nañ ni Boy Niang mos nañ ko ci biir salle bi ñu ma koy présenté ma fàttali ko waaw ba ñu koy jox coupe bi ci mbapat ba nekkoon stade Iba Mar waaw dafa ne yaa ngi koy fàttali waaw ak ba ñu muy ànd ak papaam ñuy entraîné kër saalu ñoom yàgg bi nekkoon bi ma ko fàttali mënum si per loolu dafa yàgg waaw au moins moom peut-être am nañ benn kii bu ndaw mais amaana xam nga amuñu benn relation parce que depuis man maa def retrait waaw xam nga dem toog sama ruux pour ne déranger personne parce que man dama amoon benn approche ci làmb ndax làmb dafa fiir mooy lan mooy ne tey da ngay dem pour dimbale mbër mi gis ne Pikinois nga pour indil ko xalaat pour yokk ko sa xol di sot mais boobu demee buñ ko daanee ñu ne non ndekete coach ci sàngam bi fii ñëw c'était pour ma am défaite moo tax mosuma nangu dem écurie jàmbur mosuma nangu tamit kenn jóge si écurie ñëw ci man parce que la may bañ ñu tuumaal ma ko moom laay bañ ñu tuumaal ko beneen coach
moo mos a tax samay mbër dama leen daan tere. waaw ñu dem ci écurie jàmbur yi. waaw wala ñuy indi nit ci écurie bi parce que lamb dafa féer. ndax indi na ay problème diggante ay mbër sax yu nekk ci sa biir écurie ci ay wax yu sew. ndax da ngaa àndoon nag diw sa xarit. mu ñëw ci écurie bi ma am combat. dégam bisaab kay bi ma xootee biir ba ko jur bàyyiwul beneen biir. yow on dirait que yow da nga am le cœur meurtri déception meurtri. bu ma amee lu ma mën a tuddee lu ëpp déception. je trouve pas le mot pour qualifier déception ma am. parmi mes relations xam nga. man kenn xawuma ci waxantu kenn xawuma ci waxu caaxaan. waaw li may wax nii ñoom ñi may dégg xam nañ ko. dañ doon wax ne coach dafa tàng fekk dama leen di wax ne la du tàng. mais booy wax dëgg. bu may wax damay passionné li may wax. ci ruq moom laay wax ci kaw. ok mais neexul ba neexul. waaw neexul ba neexul. mais da ngay xam ne sa xol. yàqu na ci làmb. te gaw ma ne. bëgg-bëgg bi ma amoon ci làmb. dina dellu waxuma dootul amaat de. parce que ña nga ko séqal ngeen départandoo. ñëpp jàpp ne ñii ay xarit lañu ay xam nga. bu ngeen daanee ñëpp gis ngeen bég bu kenn daanu nga gis nit ñi di jooy. ah da ngay indiwaat rek sama combat ak Gris Bordeaux ak waa Fass. waaw Eumeu Sène ba mu daanee dama bëgg nga déglu. bi ñu dugalee micro bi lan la doon wax. il m'a fait pleurer. mois de mars 2011. dama jooy mu jooy. mu song ma jooy mu jooy. xam nga loolu rongo jooy li koy génn c'est parce que dëgg la. dëgg la ndax nit ki la mu la wax foofu. nga xam ne dëgg-dëgg yow tamit da nga ko yéene woon ndam mu am ndam. waaw mu fésal dëgg-dëgg moom tamit maanaam am kóllëreem woon la ne la dëgg-dëgg. dimbale nga ma jàppale nga ma. en fait loolu mooy relation pour man loolu mooy relation. xam nga ku nekk yéene sa morom jàmm mais bu demee ba xaalis tax. nit ki maanaam nekkoon sa ku lay dimbale di la jàppale fekk dara amul. nga dem ba def ko sa noon. mais loolu ban façon relation la loolu dagg ko la rek te yal nañ ci yàlla musal. retrouvailles Eumeu Sène Pape Ndiaye Tyson Pape Ndiaye mun naa am si àdduna. non gëmatuma parce que li ñu doon boole muy làmb. waaw loolu mënatul nekk. non 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 mënatul nekk. Eumeu Sène def na démarche bi. waaw ba ñëw sama kër. waaw xam nga. mais j'ai pas accepté parce que démarche bi moo faussé loolu. moo faussé réconciliation bi. ndaxte man ci ay principe lay dox. ba ma ko indilee samay principe arrangé ko mu dem toog roxam ma dem toog sama rox. voilà lan nga ko tegaloon. non déedéet loolu du ma ko mais moom xam na li ma ko parce que aussi. man xaalis fu ma fekk fa la may bàyyi ndax ñoom mosuñ ma ko jox. kañ nga gëjee gis Tyson 2011 nga ko gëj gis wala gisante ngeen en temps. non sama dëju jabar. ah sa jabar. waaw yàlla na ko yàlla yërëm xam nga madame Aïdara yàlla na yàlla seral ay yaxam. amiin amiin amiin. bi soxna si gaañoo. waaw. moom dégg na ko. waaw woo na ma. et c'était une première. mu ñëw. compatir. xam nga jaale ma dem. ci année bii la 2022 bi. non le 29 juillet bi la am 1 an. 2021 la woon. waaw le 29 juillet 2021 ci la soxna si jiitu. mu dégg ko ñëw na quand même jaale si ma moom ñëw na jaale si. moom ñëw na jaale si ma. waaw et puis il était le seul defe naa ci écurie bu astafurlah ci les lutteurs. yi ma yoroon ku ñëw jaale ma. voilà ñeneen ñi peut-être non non astafurlah Coly Faye ñëwoon na. Coly Faye waaw. Coly Faye ñëwoon na ak membre écurie bi. bu ma fàttali ko waaw ak sama boy yi ku mel ni ñoom Ajo. waaw boy yu siiwul mais ñi nga xam ne xam nañ ñoon ci làmb daal. xam nga peut-être que yëguñ ko. mais sinon daal. boobu lañ gëj déggante maam wax loo nga ma nag. mais c'est triste fin bi c'est triste na. ma ne ñu ngi lay jaale. bu baax oui jaale merci madame beaucoup merci ko jaale yàlla na ko yàlla xare àjjana. maa ngi ko merci te ku sonnoon la ci ñun parce que maa ngi fàttaliku. Iba sama taaw. waaw. bi ñuy bëre ak Daouda Dom. waaw. mi ngi juddu vendredi ñu war a bëri dimanche. waaw. soxna si mi ngi ëmb ba 10. ndeysaan
Chris Eubank ñu ko doon wax Vic Ablaye Diop. Ablaye waaw Vic. soxna si daf ñu doon toggal. ba mujj gi mu ne ma kii dootuñu toggal parce que kii dafa sonn ne ko dootoo togg. mu ne ko bàyyil ma togg rek. vendredi la am doom. ñu bëre dimanche. ak daaw de topp. xam nga kañ laa gis sama taaw. mardi parce que maa ngi woon ak Tyson. kon soxna si bokk na ci sunu réussite. ci xam nga bul faale. tuddee woo Tyson doom. non man aw ma doom bu góor. kooku jigéen la ñëw judd. kooku mu juddoo jigéen la. waaw jigéen la moom. moom. Tyson tuddee na la doom. non déedéet. ba amoon doom bu góor ni nga ko tuddee woo Tyson. kan nii. non avant boobu période boobu. xam nga loo xam ne. xam nga non loo parce xam que ne seen relation àggoon na foo xam ne. waaw moo tax xam nga loo xam ne nii amul tey xam nga sama papa da doon wax ne. doon naa la yekkal mu tuuru doy na ci ngërëm. xam nga boo ne woon tey bu ma amoon doom nangam te loolu amul mën nañ ne. xam nga comme amul yàlla dogalu ko rek. ban anecdote nga ñu mën a jox si Tyson loo xam ne vivre ngeen ko loo xam ne ba ilaa yow mi di ndokk at te moom du ko fàtte. non bëri na. xam nga bëri na non xam naa ne bëri na benn anecdote bëri na xam nga maanaam dama ko doon wax ne ko bëgg naa la bëggeel boo xam ne xam naa bu dee ñëwoon. yow yaa koy gis mais du ma ko gis parce que balaa ngay dee ma foofu laa tolloon ci moom. est-ce que. waaw te xaalis taxul parce que lekkuma ko ci moom. je dis bien. ay milliards am dama koy dégg nii rek. cachet am sax bu amee cachet. Tyson mosuma xam lu muy fay ko ci cachet mosuma ko wax mosuma ko laaj. est-ce que dégg nga ma. mosul signé contrat ñëw ne ma mbër. signé naa temps lii lañ ma fay. du avant du après combat. mosuma ko laaj. ndax dégg nga li ma la wax. kon man mën naa ànd ak ku nekk. parce que bu fekkee ne maanaam yéene nga ma. ci nga may woon sa biir ci wàllu alal. mais boo ma nëbboo ma réer la. xanaa li may dégg ci journaux yi signé nañ nangam ak nangam. parce que liy firndeel loolu moo lay woon ne la. tey bu doon ne yéene nañ la dañuy yëkkati di la jox même boo xamul sax lu ñu feyeku. muy moom di Eumeu Sène kenn mosuma cee wax looy feyeku te mosuma cee laaj kenn dara. amul benn mbëru bul faale bu mos a bëre ba pare ma ñëw ne la jox ma sama pourcentage bu ko ci def ngir yàlla maa ngi lay laaj taxawal ne ma coach man def naa ko. waaw waxtaan bi lii laa leen andiloon. le cœur gros nag parce que lii bëgguñu ko woon Tyson ak Pape Ndiaye àgg fii. parce que man image bi l'écurie bul faale même. la l'écurie bul faale. c'est dommage man sax xale yee ma gën a metti. waaw xëy na parce que moom au moins xam nga am na réussite am. waaw ak quelqu'un comme Eumeu Sène. ñoom def nañ seen réussite ci lamb. waaw mais li négatif. waaw bu ma koy seetlu ci li ma formé moo ëpp. c'est dommage nag am nañ nag ñaari roi des arènes. waaw mais écurie bul faale ñaata litre la xanaa mot nañ 100 wala ëpp nañ ko. waaw ëpp nañ ko. ñaata booy nga ci xamoon. bari na. ndeysaan mais kenn demu ci. kenn demu ci c'est dommage ñu ci bëri vraiment xam nga defuñu carrière. waaw parce que année bi nga xam ne vraiment xam nga ci la ñu def xam nga formation bu dëgër. catégorie yëpp ma xam ne ñii dañoo apte ci la écurie bi explosé. xam nga li ëpp nag àndoon ak Eumeu Sène parce que ñu bëri laaj nañ ma ndax da ngay former écurie ma ne non man formé fan nga ñuy digal ma ne fu leen neex seet fu leen neex ngeen dem. c'est dommage Eumeu Sène moo hérité de beaucoup de lutteurs. il n'a pas su gérer. ak son encadrement. tey booy seet booyee jógee woon bul faale est-ce que kenn desati dina ci moom ci booy yi ñu xamoon. c'est dommage année boobu. bëri na ay booy yoo xam ne deuxième année bi ñëw nañ ne ma vraiment ndekete li nga defoon ci ñun. moo ñu téyoon moo tax bi ñu demee Tyson ñu explosif. mais beneen année bi la ñu comprendre ne préparation bi ñu yóbboon foofu moo ñu dimbale léegi il faut nga créer équipe ma ne leen non. je ne suis pas motivé pour vraiment créer équipe muy doon loo xam ne nag. yàqute moom. jullit bëggu ko. dëgg la mu doon nag loo xam ne nii. metti na ma ci ay jullit ñuy ànd. wax nga sax sport. xëy mel ni ku nekk xamatoo sa morom. man jot naa ci def yitte. xëy na mujj la sotti. xam nga mais c'est quelque chose de regrettable. comme ni nga wax j'ai le cœur vraiment meurtri. ci écurie bi yàqoo ak nit ñu bari tamit ñoo xam ne mënuñoo wax. mais metti na leen. parce que defe naa ne l'écurie phare de la lutte sénégalaise
boo waxul bul faale boo tuddee beneen tamit da nga ko ciy teg et on est les révolutionnaires de la lutte sénégalaise loolu am na. voilà donc bu demee mujjee nii mu doon l'omerta kenn expliqué wul kenn waxul nga xam ne kon dëgg bëri nañu seen xol yàqu voilà donc c'est regrettable lan ngay tàggoo. waaw xanaa di tàggoo di sant di gërëm tamit xam nga di ñaan yàlla mu may ñu gudd fan amiin comme ni ko sam benn sëriñ di ñaanee dund téeméeri at soog a gudd fan waaw fu ñu gëstoo gisante ci lu baax xam nga yàlla jéggal ñu dëgg rëcc yi parce que dañuy wax ne xam nga coloré moom bu daggee du la yàlla sopp mais yal na yàlla jéggal ñu ñun ñëpp rek parce que dëgg du nuñ bëggee woon noonu mais maa ngi ñaanal dëgg la lutte sénégalaise jëm ca kanam parce que ba léegi gis nañ ne lutte avec frappe moom Sénégal rek la yem c'est dommage parce que commencé woon nañ ci liggéey xam nga mais jotul a dem ndax li équipe bi explosé xam nga maa ngi wax dirigeant CNG yi ñu def yitte pour exporter la lutte avec frappe comme ni boy yi di jógee fii di dem États-Unis pour MMA xam nga di am ay champion d'Afrique ay champion du monde ci boxe bi xam nga karaté bi et tout parce que la lutte avec frappe est exportable xam nga art bu noble la parce que affaire u jàmbaar la mais vraiment maa ngi am regret ci ba léegi ba làmb lutte avec frappe amee ba léegi mënuñ ko exporter dëgg-dëgg kon war nañ gën a góorgóorlu voilà donc maa ngi sant di la gërëm Iba xam nga fexe nga ba luxati ma te xam nga dama ko mos a rejeté mais nag des fois dafay baax pour nga indi ay éclaircissement nga indi ay leeral rek xam nga parce que tamit xam nga amu fi dara loo xam ne lu ñaaw la dëgg day xonk bët mais du ko tuur dëgg dafay xonk bët mais du ko tuur am na loo ma sas am na loo ma sas waaw loolu ma la sas noonu Iba na nga ko indi dama ne na nga lijjanti coow loolu fi amoon parce que da nga ma laaj waaw procès boobu mujj na am nu mu tuddati verdict am na verdict mais indilal gars yi verdict bi ma tegal leen table nga tegal leen ko nga ne diggante Eumeu Sène ak Ata wala diggante Boul Falé ak Eumeu Sène ak Ata amoon na procès procès bi nga ne ndekete fii la mujjee incha allah nit ñi xam ko kon warul mu nekk verdict bi Youssou Ndour doon way déedéet parce que lii lu fàng la xam nga bële dafa am laam-laamee mais lu tribunal délibéré bu tribunal bi def mais yoon la nit ñi wax ci ñu def ci débat jërëjëf dina tax ñu xam la woon lan moo ko sooke ak finalité bi parce que verdict bee koy wane en fait loolu yow sas naa la ko jërëjëf kontaan naa Iba merci beaucoup merci kontaan naa bu baax a baax incha allah waa internet bokk di ñaanal tamit sa télé bi xam nga yàlla def ko mu dem ba mel ni ay TFM wala chaîne yu mag yi parce que xam nga loolu yëpp ay nit ñoom ñoo ko moom te yow mérité nga loolu ndax da nga yàgg trop ci làmb di ci sonn di ci daj lu nekk mbër yi war nañ la delloo njugal parce que yow tu fais partie vraiment léegi des doyens dëgg la xam nga donc sant naa gërëm bu baax yàlla na yàlla barkeel merci Pape à la prochaine merci ciao merci